mbokk yi ñoo ngi leen di sant di gërëm ci teewlu gi ci seen site internet Diaspora Vision tey nag ñoo ngi fii ci dëkk bii di Lonato di rek ab diwaan nekk fii ci province bu Brescia waral na nag suñu teewaay fii tey tiis gi nga xam ne rek moo dal ci communauté sénégalaise gi nekk fii ci Brescia mu di rek génnub àddina kii di Lalla Camara ci nu mu demee nag fële ca Angleterre wax dëgg fa yàlla nag ñëpp nakarlu ko ndax rek nii Lalla meloon fii ci communauté bi waaye it ñi nga xam ne rek ñoo di ay waajuram لها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب yaayu xale bii ñu ni moo def lii dafay am naqar mais naqar bi day ànd ak gàcc yàlla nañ ci yàlla musal. Soda may ma ñëw Cheikh ban lecture sociologique ngay def comme ko ki Soda waxee c'est-à-dire tey fu mu nekk nii sénégalais boo génnee boo amee problème boo amee loolu naqar da nga bëgg a dellu sa da nga war a dellu sa mbokk sénégalais mu wallu la mu jàppale bu fekkee sa mbokk sénégalais bi nga waroon dem wallu ak jàppale defatu ko mu dem ba faat am si. ban lecture sociologique nga def mu nekk sur la population sénégalaise bi nekk maintenant à l'extérieur nii. merci El Hadj dama bëgg rek dala may xuus si loolu ma fàttali nit ñi ni ñi nekk fii ñu leen di wax sénégalais du ci réew mi lañu sosoo ba pare wëlbatiku acquérir nationalité sénégalaise ba ñu di leen wax sénégalais bon ñu bañ a yor jikko ji ak melokaan bi boo ko seetloo doom yi à part génération bu mujj bi ca réew ma lañ leen jële indi leen fii bon ñu ci bëri dañu acquérir yenn jikko yoo xam ni boo xoolee actuellement ni depuis une vingtaine d'années jikko bu bees la wala boo xamee ni boo bu dul bu bees itam moyen de communication yi fësal nañu ko ci sénégalais te xamuñu ko woon ci ñoom parce que daawul feeñ muy violence boobu ñuy wax violence boobu boo gisee Sénégal jeunes yi dañ ko def xewit def lu ñaaw dafa nekk xewit daal dafa def xewit da ngay gis quelque même da ngay gis benn agression en pleine rue nit ñi taxaw di seetaan mbaa romb teggee dem sa yoon te y a moins de 25 ans nit daawul dof ci mbedd seen ñuy agressé jigéen góor seen ñuy agressé jigéen ak ku ko mënte agressé te deretam dawul ci kaw yaramam mu jaay bakkanam ki doon def jëf ci ñaaw jooju parce que yar bi loolu la ko jox noonu lañ ko yaree dañ ko yar ni ko yow da nga am devoir de protection ci jigéen ñi ak jigéen bu mu mënti doon nga xam ko nga bañ ko xam parce que muy sunu diine muy sunu culture en tant qu'Africain en tant que Sénégalais esprit de solidarité boobu ñu inculqué ci ñun daf ci nekk bon bu ñu ñëwee fii lu mel noonu ñëw dal si nu parce que Soda wax na ko ni Ndiaye it wax na ko sànq que jigéen bañ na ko bu même Sénégal sax bu dara xewee bu njëkk bu dara musaan xew bu jigéen ñu yuuxu dañ naan xanaa góor newu fi ay waay xanaa góor newu fi góor nag bu demee ba nekkatul moom sécurité wu jigéen mais nekk loraangeem bon am na leneen luñ ci war a xool beneen bi mooy
li Soda wax sànq ni moom xelam dafa nekkoon ci génn manifester yow wax nga ko sànq nga ni est-ce que potum biir la war doon déet potum biir boo déggee ñu am ko rek maslaa ñëw ne te bu maslaa ñëwee mooy dañu teg fële dëgg juboo ci leneen tey bu fekkoon laal la tubaab moo ko rey ak fu sénégalais génn à commencer par Manchester ba mu xewee di nga leen gis ci mbedd bi dëgg peng la dinañu joxoñ tubaab yi dinañu wax loo xamee ni xëy na am na peuple bu ci gis boppam gis boo xamee ni dana am benn barrière bu juddu ci digganteem ak communauté sénégalaise bi nekk sur place bon 2 poids et 2 mesures bi Soda doon wax bu nu ko def ci diggante bu mel nii naqarlu bi tubaab yi ñu ko seqal war nañu xam ni ak ku mu mënti doon bu violence jógee ci yow ñun ànduñu ci te duñu ko cautionné. naka nga yaakaar raw ci nag mu jóge ci sunu doom. naka nga yaakaar noonu naa lañ ko war a exprimer. ok ni ñu ko war a exprimer mi ngi njëkk a door ci violence bi mass média yi di def man je ne peux pas comprendre que un journal juddu rek pour nekk un journal à sensation. pour mën a jaay sa journal tu es prêt à nga diri nit ki ci ban bi taqal ko tilimal ko atte wala ngay juger koo xam ni xamoo kan la xamoo nu mu demee xamoo et puis di relater fait yoo xamee ni amoo ci tenants yi ak aboutissants yi xamoo nu mu demee mais da ngay wax rek pour indi wax bu ñaaw parce que defe nga ni wax bu ñaaw ñëwee da nga sàmm li ngay bëgg a def loolu itam dafa bokk ci manifestation yi beneen bi mooy comme ni ngeen def tey en tant que mass média may nit ñi naqarlu ko may nit ñi ñu gën a dellu si ñiy déglu ak ñi xam wala ñi yëg ni li ngay yaakaar ci kër jàmbur mi ngi ci sa kër te li nekk ci sa kër dafa am benn waykat buy wax mu ni noon bi nga dëkkal mu di la fexeel te bu la jekkoo gaañ la yaay bi le noon jar na jóg toxu mooy lan doom bi nga yar ci kër gi mu màggee ci kër gi wëlbati ko lor waa kër gi pour nga mucc ci kooku dafay doy waar mais li tax nga bañ mu doon noonu ci yow way jur bi ci la jóge si ñu taxaw foofu xam naa dañu xuus baax a baax Ndiaga question très délicate sénégalais moo faat mbokk sénégalais nga xam ne aborder sujet fu mu nekk nii contexte bi ñuy dund fu mu nekk nii parce que on a constaté que amul benn manifestation comme ni ko Soda waxee bëggoon naa génn ki ne war nañ taxaw fësal yow mi jege di famille da ngay bokk tamit en tant que sénégalais naka la ñu war a aborder le sujet c'est pas tellement sensible. non c'est très sensible seulement problème bi mooy dañuy retourner à la base source bi quoi ak li waral loolu yëpp parce que man li ma njëkk a gis balaa ma la jox suma ay li ma sentir ci mbir moom ak li nga xam ne moom laa xalaatoon ne moom lay war a def mooy dama bëggoon sensibiliser nit ñi xamal leen aussi ne leen éducation bi nga xam ne moom lay waajur yi di éduquer léegi xale yi ci dëkk bi loolu lu ñu war a seetaat. parce que doomu aadama ci boppam mënul am ñaari culture mënul am ñaari civilisation mënul am ñaar yoo xam ne méngoowul te man dama seetlu ne xale yi nga xam ne dañoo jóge Sénégal ñëw fii ak ñi nga xam ne fi lañ juddoo seeni waajur waloon nañ tàggat ci fi ñu leen war a tàggatee tàggat leen ci diine l'islam tàggat leen ci ngor tàggat leen ci teraanga seeni waajur ñëw ci seen loxo pour man parce que fii da nga ciy gis xale boo xam ne danga naan sax ndax sénégalais wala du sénégalais du dégg olof benn ñaar comportement am c'est pur que les européens dañuy dem a dem ba ñoom sax dañuy roy ba dàq dañuy dem ba tubaab yi si boppam dañ leen di xool di laaj ndax ñii ay lan lañ yan façon race lañ amu ci benn doomu aad sénégalais boo xam ne fi mu nekk nii bënnul ay noppam éducation bi ñu leen jox éducation la boo xam ne ña nekk Sénégal sax ñoo tane ñi nekk Europe waajur yi ñoom ñoo njëkk a def échec foofu luñ ci jublu sama doom ji tubaab la sama doom ji européen la loolu mooy li nga xam ne moom laa njëkk a seetlu ci mbir mi ñaareel ba mooy li nga may expliqué sànq ci problème de manifestation boobu c'est pas amul benn nécessité amul importance kooku weer sa bopp la weer sa bopp mënul weesu nga tàggat sa doom
ci mbon mu jug lor doomu jaamur ci mbon te yéen ñëpp ngeen di benn xeet ngay jug di ko wane kooku weer sa bopp la li ñuy wax daal mooy nañ jëm a setaat suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay père de famille jëm a tàggataat suñu doom yi tegaat leen ci siraatal mustaqiima nekk jëm leen def ay nit parce que lii ma gis nii bu fekkee ne continuer na ñaanuñ ko yàlla de mais di nga gis lu gën a pur lii parce que genn wàll xale yi genn wàll yëpp daf nañ ci mbedd yi li may wax yéen ñëpp fi ngeen dëkk ñii ngi taxawal ci mbedd yi ñii li ñuy sol ñemuñ ko sol Sénégal genn wàll gi julleetuñ genn wàll gi dañoo bënn seen nopp loolu nag waxuma la reyante seen biir waaye lekkante seen biir boo ma tudd niñ ko def. ah Ndiaga dëgg sa kàddu. waaw nekk Soda ah gis nga benn question la mu am 3 points de vue divers donc ça veut dire que carrément li ñu abordé nii côté violence day loo xam ne côté boo xoolee rek angle boo ko mesurer rek am na loo xam ne dafa des maintenant quel est le rôle des parents si on voit d'une manière générale que dafa mel ni dañaa bàyyi suñu doom ak seen sago léegi ñun en tant que waajur yi comment on doit se comporter avec nos enfants qui sont à l'extérieur là dañuy génn carrément Sénégal ñëw fi bitim réew ñu fi nekk parce que le cas d'espèce fii la xew à l'extérieur donc ñun en tant que parents comment on doit éduquer nos enfants ici à l'extérieur alors. dama koy faral di wax ñu may siiw léeg-léeg ci yenn waxtaan yu may waxtaan mooy dellu ci suñu cosaan parce que damay wax ni amul benn diine boo xamante ne ni nangu nga sa doom nga wax ba àgg mu ne la papa li nga wax dara du ci dëgg te fii ñu nekk dagan na fi kon ñooñu duñu mas a bokk kon dañuy dellu ci suñu cosaan dellu ci suñuy diine jëlaat xale yi jël suñuy responsabilité parce que mënuma gis nga jur say doom situation oblige jamono njatt la waxtu yi liggéey yi njatt la nga jël sa doom wutal ko benn maamu tubaab boo xamante ni dafay xëy lundi fajar boo ubbi sa bunt fekk mi ngi taxaw daal lay jël sa doom yóbbu école nga daal di cay pare bu wàccee mu jëli yóbbu këram bu ngoonee fanaan bu lëndee mu yóbbu école ba samedi xale bi wàcc soo ko duggaat ci sa kër def fa samedi dimanche lundi matin booy ubbi kii nga war a si mu ngi toog te yow miy ndeyam wala yow miy baayam peut-être boo feebaree sax mën na la bañ njëkk kon kooku damay wax ni nit mënut a bañ ndey bëgg doom parce que xale bi nga xamante ni juróomi fan nekkul ci yow ñaari fan kese yari nekk ci yow kooku day am loo xamante ni ñaari fan yooyu koo dindi te yenn jigéen ñi tamit ñu wàññi yenn heure de travail bu fekkee da nga opté téye say doom ci kër yi ndaxte ñun ñii man laay wax dama juddu ren ba ci déwén si sama papa gaañu te macha allah tamit sama yaay jaboot sama papa jaboot mais sama yaay dafa nekkoon koo xamante ni nii moom nanguwul xale bu nekkul ci dara xale bu nekkul ci dara mooy xale da ngay jàngi mbaa nga dangay jàngi école mbaa nga jàngi alxuraan mbaa nga jàngi métier boo fekkee ni jamono dafa naqari xëy na peut-être responsable mënoo ci jël say doom nil école nangam ak nangam mais nga jël say doom jàngal leen métier boo leen jàngalul métier nga jàngaleen alxuraan mais xale doo ko bàyyi mu xale da nga koy occupé mais bu dee fii Brescia sa doom xëy suba génn sa kër dem Frecciarossa nekk fa ba xaaju guddi mbaa ba heure bu ko neexee yenn yi fuir ses responsabilités la xale yi li leen jàpp lu ci gën bari fuir seen suñuy responsabilité laay wax ci la bokk. Soda temps foofu mu jëm grand cher dégg nga baax lu Soda wax nee na on a l'impression que les parents dañuy daw seen responsabilité avec la conjoncture actuelle comment un parent peut éduquer ses enfants ici en Europe. Alaaji dafa nekk sujet boo xam ne war nañ ci mën a wax ay fan muy excusez-moi nu nu yaay xale bi ci Europe nit ki bu ñëwee fii dafa njëkk a war a yar boppam fii ci Europe ndax am na
lu mu jëlee ci réew mi bu fekkee indaale na ko parce que ñun kenn ku ci nekk am na xëy na peut-être nun la yare yàlla def na itam am na ñoo xam ni bi ñu ñëw indaale wuñu fi loolu ndax nanu yaroo la te dégg nañu ni kenn ku nekk li nga nàmp rek ngay tokkamti ko mais réew mi yar fi dafa am leneen lu ci yokk lu indi jafe-jafe doom bu dee da nga koy jëlee Sénégal te nga wax na ko sànq en général ñi nu fi indi ñoo yées ñi fi juddoo boo xoolee xale yi fi juddoo màgge fi ñoo gën a yomb yar ñoo gën a tege ci yoon ñoo gën xëy na amuñu même bu fekkee seen mag dañ ko indi fii boo leen xoolee ñoom ñaar bokkul ñi ci ëpp terewul nag am na ñu jëlee Sénégal indi leen fii ñu ñëw yar ba ñu doon def ci Sénégal ñu ñëw continuer ko fii lu mel ni làll mi man mun naa ci lim xale yu bari yoo xamee ni gis naa leen dem ci dëj bi waxtaan naa ak ñoom xam na am na xale yoo xam ne dama leen citer en exemple ci dëkk bi am na ci Brescia gi mais am na ci xale yoo xam ne ni sérieusement boo ñëwee ba gis leen yenn saay mbaa tubaab wax la ci xale yooyu da ngay am kersa yow en tant que waajur da ngay am kersa en tant que sénégalais da ngay am kersa reconnaître même ce paternité ci wala ce parenté ci yooyu xale te dolli ci itam ni waajur am na dafa am ci ni ñu koy waxee ñiy jàngale yar yépp ñi ci ëpp dafa am solo ci yar bu fekkee sa doom tey jii bu doon ànd ak ay moroomam ba séen la bu gisee koñ bu njëkk dana jàdd pour bañ wax mbokkam yi ni moroomam yi ni yow mi yaay waajuram kooku pour nga def ci moom dara dafay jafe ndax ki la rus a présenté ki am kersawu nga nekk waajuram du la déglu ba doo wax ak moom ba mu dégg la ci xale yi ñëw fii ñi ci ëpp parce que ñun boo ko seetloo li ëpp ci suñu éducation li ñuy wax naan l'éducation par les interdits moom la ñuy defee ci réew ma bu ma gisati nga def nangam bu ma gisati nga def nangam bu ma gisati na nga def nangam ñun waajur yi ñi ci ëpp ni ñu yare mooy di ci def suñuy devoir la ñuy miroiter yenn droit yi bien que duñu ko sax jox ñun ay devoir rek la ñu amoon ca kër ga li nga war a def li nga war a moytu li nga warul a def li ngay moytu li ngay teg li ñu lay teg li ngay tegoo li ngay nangu ñee nag bi ñu ñëwee ci réew mi ñi ci ëpp xëy na peut-être gis nañu li xew fii les droits parce que fii droit la ñu jiital ci lu mu mënti doon ñu jël droit yooyu téyel seen bopp am na ci xale yoo xam ni waajur yu baax la ñu yor yaroon nañ leen ci réew ma mais bi ñu ñëwee fii dañu soppeeku mel ni dañu jóge du blanc au noir. Cheikh Baye mu ñu après ñu xosu mu nekk ni njëkk. Cheikh commencé na benn sujet boo xam ne moom mooy deuxième point bu ñu wax. tu ne vois pas que amu fi difficulté bu fekkee dafa xale dafa am fi doole. te yow mi waajur am na nooy comporter ak sa doom si biir kër gi mu jël téléphone woote rek tubaab bi ñëw taxaw indi la jafe-jafe yow daal sa biir kër. ne voyez pas que ça sera un peu difficile en tant que waajur bu fekkee y a trop de liberté à l'enfant et que doole te bu ñu def doom day permettre aussi parents bi nekk des fois en difficulté pour daal pouvoir s'exprimer carrément pour teg une bonne orientation à ses enfants. c'est vrai li nga wax dëgg la mais damay dellusiwaat tuuti ci li Cheikh wax léegi. gis nga xale ci boppam ak ku munti nekk boo ko xamalee ay droit am ba pare da nga ko war a xamal ay devoir am bu fekkee da nga tàggat sa doom ci biir kër gi nga ne da nga koy jox droit yi nga xam ne moom la ko italien yi jox européen yi mooy droit yi nga wax tout de suite. soo tooñ la nga téléphoné police mu ñëw jël si la ak yooyu. kooku ay droit am la. mais da nga koy xamal ay devoir am maanaam ay warugalam li nga xam ne moo ko war loolu ngay njëkk a tàggat ci moom parce que ñun ci Sénégal ñun ci loolu la ñu tàggatee dañuy tàggat ci li nga xam ne mooy suñu warugal ba pare soog ñoo tàggat ci li nga xam ne moom lañ war ci ñun loolu boo ko tàggatee sa doom ci biir kër gi allah kulli àll du yàgg ba mu téléphoné mukk
naan day oo ay carabinieri rek ay affaires yooyu ñu ñëw sa kër kooku éducation de base la te it ma xam la benn affaire nga déglu ko bu baax tey mu leer nañ. sooy seet famille yi nga xam ne seen doom yi ñu ngi téléphoné ay assistance sociale yeeg je sais pas ay police ak ay gendarmerie yëpp di yow sooy seet bu baax di xool di seetlu bu baax da ngay xam ne famille yi ci boppam ñoom ci boppam am nañ une grande responsabilité ci affaire boobu mbir moom. pourquoi parce que su fekkee da nga jur sa doom damay retourner li ma waxoon sànq rek su fekkee da nga jur sa doom muy africain nga bëgg ko def européen yow sa bopp. à commencer par biir sama doom ji tubaab la sama doom ji dafa civilisé sama doom ji européen la contraire moom di déggul olof moom déggul mais loolu dafa nekk loo xam ne dafay jouer ci esprit xale bi bu màggeeg loolu mooy tax ëllëg si biir muy jéem a jël ay droits yi nga xam ne moom la am par force waaye bu fekkee da nga ko tàggatee nañ ñu tàggatee ñun ca Afrique du yàgg mukk ba xale bi naan day jël ay téléphone naan day oote ji ci ay. est-ce que kon bu ñu indexer les parents. la faute aux parents bu fekkee les parents ne sont pas capables. est-ce que kii c'est pas parce que géniteur rek la. te nekkul parent aussi parce que aussi le rôle d'un papa aussi il faut que ñu jéem ko def la différence entre comme daal li nga wax mu nekk. justement parce que mooy li ma la expliqué tout sérieux parce que gën nga nit bu fekkoon ne sax dañoo delluwaat ci source bi dafa am ñu war a jur ak ñu war a jur ngeen baal ma trop ci wax ji ngeen excusez ma nag parce que c'est dina métti waaw parce que xam nga nit bu fekkee ne dafa dem ki warta jur mooy ki nga xam ne li muy yore bu ko juree du ko mun tàggat du ko mun teg ci yoon bi nga xam ne fa la ko war a teg loolu da koy toroxal boppam. est-ce que des fois du nekk contexte baa koy indi. non parfois du nekk contexte moom ci boppam mooy nekk ki nga xam ne warul mun a yar warul mun a jur kon warul mun a yar parce que nit ki bu fekkee ne mënoo koo yar jarul nga koy jur ba boo ko juree di nga ko toroxal moom wala mu toroxal boppam parce que gis naa fi xale yu bëri yoo xam ne je suis vraiment désolé ñoom ci seen bopp dama leen di xool sax yërëm leen parce que damay xam ne ñii su fekkoon ne doomu diw sàngam lañu. wala doomu diw sàngam nii ñu mel melukaan bi duñ ko mel fii ci réew mi mais vraiment je suis désolé bu trop damay xam ne ñii seen i waajur ñoo leen teg ci lii ñu nekk ñoo leen ko teg tooñ leen nag toroxal leen ba pare xale yi ëlbatiku toroxal seen i waajur parce que toroxal sa waajur mënul weesu comme le cas de notre fille là qui vient d'être assassinée xam nga ñooñu ay waajuram waajur yi ki nga xam ne mooy ko góor ki ñooñu tey ñoo ngeen naxar boo xam ne tey mënuñ ko wax ci àddina parce que bu fekkee ñoom ay waajur yooyu jur nañ ba màggee ba jur ay doom musuñoo rey nit musuñoo rey sa ganaar ñoo jël seen doom gis mu rey nit war nañoo toog ñoom seetaat seen bopp seet ba xam ndax ñoom nañ leen tàggatee woon ñoom noonu lañ tàggatee seen doom c'est tout à fait différent. Voilà. Ça devient un peu sérieux. bu fekkee dañu ne la faute souvent dañ koy delloo si waajur yi parce que waajur yi ñun ñoo yaru maintenant avec cette vie que nous menons aussi en Europe fii affaire yombatu la est-ce que jigéen dafa toog seulement à la maison est-ce que tamit dañu war a génn naka la ñuy bàyyi xale si biir kër gi là on a l'impression que aussi les enfants sont laissés en rade bu ñu waxee la responsabilité dafa bëri part de responsabilité si côté parents yi yow en tant que yaay tam naka ngay defal lecture boobu. waaw lecture boobu tamit da nga koy def bu jafee def lool parce que tey jii mënoo ne yaay yi toog leen ci kër yi parce que fi soxla yi toll la. yaa ngi wax parité nag de ma fàttali ko de. waaw dama koy wax ni bu ñu waxee parité tamit souvent dama koy wax ni parité ça ne veut pas dire jël li la ci arrangé parce que damay wax keroog rek samedi maa ngi koy wax à solo ni parité du bu weer deewee indil sa doole ñu dunde ko fayal courant fayal ndox fayal luyaas li ma yor dama koy def sama bopp def ko ci samay soxla mais bu baat bi ñëwee nañ ko bokk bu lii ñëwee nañ ko bokk ñoo ci yem même pied d'égalité ça je dis non mais bu ñu waxee parité tamit waxuñu tamit góor ñi tamit daw léeg-léeg seen responsabilité ci doom yi parce que dañuy wax ni bu doom defee lu safaanu dañuy wax ni liggéeyu ndeyam la mais tamit góor ñi dañ ci war jël seen responsabilité léegi ndaxte da ngay gis doom joo xamante ni pratiquement xanaa yaayam nekku fi la ñuy wax ak yaayam nii yaayam naa te bu njëkk ba dañ daan wax diw mi xanaa baayam newu fi kon nii tamit ñun ñëpp war nañ xoolaat suñu bopp ñun dama doon wax sànq ne la ñun suñu yaay moo ñu yar mais ñemewoo def loo xamante ni safaan la c'est pas parce que da nga ko ragal parce que da nga ko rus. da nga ko jombal sa bopp. da nga ko jomb parce que dafa nekk benn jigéen boo xamante ni elle n'était pas trop âgée boroom këram gaañu mu jaboot mu waroon def leneen mu sacrifié wu doon diggam tànk di daw di liggéey
di ñëw ci doomam musul wax doomam demal ci ndijaay diw mu lebal la mu may la 100 francs wala demal ci ndijaay diw mu lebal la 1000 francs mais lépp mu ngi daw mais jàngal doomam yi tamit gore li ngay ñàkk nga muñ ko li nga am mu doy la mais léegi boobu problème moo am ci dëkk bi nit ñi dundeetuñu ngor dañuy wax ne Sénégal léegi xiif dafa am nangam ak nangam damay wax ni gënoon na fa metti parce que léegi boo demee Sénégal foo romb ñi ngi jaay añ jaaykatu reer yaa ngi mel ni maa di taali benn kër da ngay gis fukki nit nekk fa borom dépense bi doole bariwul ñu xëy lijjanti togg seen ceeb teg bu ngoonee ñu lijjanti seen mbaxal teg bu ñu xëyee ca xar ya lañ koy fekk xale yépp kenn ku nekk sandwich ngay ndékki reere wala leneen ngay reere seen téeméer yooyu seen ñaar téeméer yooyu bu ñu ko dajale woon dinañ mën a lekk luñ bëgg ci kër gi fi ñu njëkkee dawee foofu man sama doom bien vrai que fi lañ juddoo biñ demee Sénégal lañu am bañ man nanguwuma xale bii bëggul lii man sama doom su ma toggee mbaxal da ngay lekk su ma toggee sama ceeb nga lekk su ma toggee sama ginaar nga lekk dama leen fekk Sénégal ñu ne ma Mame Mbacke du lekk nangam wala góor kii du lekk nangam man leen boo leen neexee parce que peut-être dañ ñëw ci seen maam mais bi nekkee seen yaay amuñu mbañ yooyu tamit il faut ñu koy xool ci xale di dund góor mais léegi Sénégal boo demee ñu war a bëgg mbaxal lekkatuñ ko ñu waree lekk mbaxal dañoo lekk mbaxal boo waree lekk leneen nga lekk leneen mais li ngay jombale sa bopp te loolu amoo ko moo indi problème yi yëpp xale boo ci gis cheveux bi muy teg ci boppam boo la laajee boo xamee prix bi dangay daanu buy ñibbi ci néegu baraag lay dëkk lay kii wala leneen loo xamante ni boo ko fekkee seen kër dangay tiit kon nit ñi nanu yaraat seen doom yi tolloo leen seen bëgg-bëgg ak ci seen doole parce que lu mel nii ci lii dal la tey jii lenn li ñu ngi koy jiiñ côté boobu mu yor yu fa keneen bëgg koo gën a bëgg te muy xale kese moom ñu yar ko yaru gor yaru liggéey moo may muy liggéey di jàng yor ñaari liggéey bu wàccee mooy defar lu mu tekk defar lu mu naan mooy defar fu mu tëdd defar lépp dawaat xëy liggéey fii wàcc daw liggéey feneen wàcc daw jàngi kon kooku nga xamante ni moo def safaan bi bu defoon ci moom li def ci Lalla ni xëy na du àgg foofu. Cheikh dégg nga sotti lu wax fu mu nekk nii léegi bu ñu xamee xuus fii on a constaté que la population sénégalaise souvent dañuy regrouper au sein des associations wala ay daayira. Est-ce que yaakaaroo lii di association wala ay daayira mën nañ fa nekk benn lieu boo xam ne mën nañ gën a sensibiliser les enfants wala tim parents yi en quelque sorte aussi chaque fois mu nekk comme genre association wala daayira yu yàgg ñëw cotiser dem seen yoon mu war nekk bërëb boo xam ne ay njàngat dafay am ay waxtaan dafay am ay diisoo dafay am ba ku nekk boo ñibbee sa kër nga am sax loo mën a calquer loo mën jox say doom wala ko sa jabar. Le rôle des associations et des daïra sur l'éducation de nos enfants ici en Europe. jërëjëf El Hadj mais dama bëggoon nga may ma bala may dugg foofu. Ndiaga ak Soda yëpp dafa am lu ñu wax loo xam ne dafa am base muy nos valeurs. valeurs yi nit ki buñ la ci yaree ndono la bu nu la jox moomu loo ko dafa am ñu ko moom. ñi ko moom mooy ni nu la yare nga transmettre ko doom yi nga xam ni ñoom nga jóo nit bu xamul lan mooy jomb ba di ko jaawaleeg rus pour mu def li tax ñu war a jomb loolu dafay yomb sa wax na ko sànq ci ni nuy dunde léegi ci kër yi boroom kër bi deewoo ba ñëw amul li mu am mooy lu togg gosi mu ni muy sombi mu togg ko ci këram ñu xëy fekk ñu di ko yóbbu ci xare parce que kenn ku ci nekk xeeb nga gosi ba dem wutali sa sandwich lekkal ko sa bopp te buñ ko dajale woon ni mu ko waxee def ko ci kër gi dem parce que ñun suñu jamono nit ñemewu la am fit bu yeboo nga am sa poosu bopp di liggéey mais tant que yaa ngi dëgg ci kër gi bu weer wi dee yow ñemewoo ci nekk ci kër gi di utal sa bopp beneen togg wala beneen lekk bu dëppawul ak bu waa kër
parce que dañ la wax lan mooy la famille jàngal le sens de la famille wax la nan mooy solidarité nan la nit ñi di dundee nan la nit ñi di nekk et le respect de l'autre parce que da nga war a respecter situation sociale ki ci des. Mais est-ce que ce n'est pas l'éducation d'hier? Parce que aussi aujourd'hui dañuy gis ne on s'est dañu émancipé bu baax a baax. Ouais, mais avec les nouvelles technologies. Non. Parce qu'actuellement le monde c'est un village Alaaji, planétaire hein. Alaaji, c'est pas de l'émancipation, c'est du déracinement. Émancipation xam nga lu ñu koy assimiler li Senghor doon wax assimilation seet li baax ci kee ma booleeg li baax ci man boole leen def ko ci sama bopp continuer kooku da ngay gën a jëm kanam mais lii ma gis déracinement la déracinement man Soda daf koy wax ni yaayam moo ko yar en tant que jigéen man Cheikh Niang mii jigéen moo ma yar mais dan ma jàngal respecter li ki des dan ma jàngal sonn ci sa moroomu doomu aadama parce que ëllëg doomu aadama ni yow mooy sonn ci yow respecter li nga xam ni moom la keneen moom dama gis Soda wax na ko ci njàlbeen fii da ngay gis ku jur doom jox ko tubaab pourquoi parce que bëgg nga tubaab ba moo lay jëndal couche moo lay jëndal yenn yi te tubaab bi lépp li xale bi bëgg mën na ko jënd di ko defal te doog ko defal yow daf lay noppal ngay liggéey di def li la neex ëllëg tubaab bi wax ak assistance sociale bi ñu yóbbu la tribunal des mineurs ñu téye ci doom ji nga woo communauté bi ñu leen walla ma tubaab bi dafa bëgg a nangu sama doom tubaab bi nangul sa doom yaa ko may depuis le départ fii nag xamuñu mayee nangu boo leen mayee rek ñu jël loolu ma bëggoon ñu téye ko ba mu am solo association yi dafa am dañu ko bëgg continuer ca na mu nekkee woon ca njëlbéen rôle yi bokkatuñu association yi nga xam ne ñoo fi nekkoon dans les années 90 ak association léegi yi bokkuñu lu ñu war a def te malheureusement li ci ëpp la association 1997 doon def la ñu ko ne di def. À qui la faute alors? daayira yi dinañ ci loolu man bu ma sañoon da ngeen ci def benn une émission ñu waxtaan ci daayira yi li ci ëpp muy les associations religieuses bu ñuy dajee dañ naan murid yi ñooy daje tey conférence tijaan yi la xaadir yi ñooy daje tey bu xaadir bi ñëwee ñu daje Cheikh Abdou Jilaani la ñuy waxtaane ba ban fay jóge murid bi Serigne Touba ba nu fay jóge tijaan bi El Hadj Malick wala Cheikh Ahmed Tijaan ba nu fay jóge alors que dafa am yoo xamee ni bu fekkee dañ ko woote di ko waxtaane war nañu mën ci ñi jëm ci ñooñu bind nañu am na lu ñu wax ci nu doomu aadama war a mën a nekk surtout raw ci jullit bon war nañu jël ci bind yooyu def ci référence woo nit ñi waxtaan ci ak ñoom comme ni imam bi defee ajjuma xutba jël ci actualité bi di ko tegal nit ñi mais waar nit ki jàngal ko nu muy nekk jullit wala jàngal ko nu muy nekk murit bu baax nu muy nekk xaadar bu baax nu muy nekk tijaan bu baax moo ko gën parce que daf koy dimbali moom mu xam fu muy teg tànkam ba mën ci def njabootam nàmpatal leen ci ba mën leen indi ci lu demee noonu mais maa ngi koy wax keroog Oustaz Wadane Diop ma ni ko man di Oustaz bëggoon naa lenn mu ne ma ni ko damay gis ni bu xew-xew amee thème bi nu jël jàngkat yi bu nu ñëwee bu dee ci tijaan yi bu dee ci murid yi bu dee ci xaadar yi seen njiit yooyu am na yu nu bind ci thème yooyu pourquoi ñi nga xam ne ñoo war a jàng yëf yi duñ leen ni thème bii kat nangam la yéen dee leen nu jàngal xasida sangam ak sangam ak sangam parce que yooyu xasida ñoo am rapport ak thème tay bii mais tey dañuy war a ñëw wax ci éducation nit ñëw indi beneen boo xamee ni jeggawul ak éducation dara parce que li muy yëkkati di ko jàng yépp ci foofu la jëm. pédagogie la foofu en ce moment là. pédagogie la foofu en ce moment là. donc il faut que parce que pour xamle il faut nga basé wu ci pédagogie pour xam nan ngay xamlee nit ki soo parce que une bonne communication ci pédagogie lay basé wu. mooy dëgg sax. bon bu ci amul te ñun. ne boo ko waxee nag ñenn ñi dañuy gis ni dañ ci gis ni xëy na peut-être attaque la wala déet nit ki feebar ku ko faj rek la bëgg communauté bi faj ku leen faj la ñu bëgg ñi xam wala ñi mokkal wala ñuy jàng ñoo xam nan la ñuy lenn lu ci nekk ñoo xam garabam
dafa mel ni boo amee métti bopp gars yi di faj sa tànk dañuy sonn rek. mais nag waaw ñun li ñuy def mooy. boo accès ci ki la war a faj du la laaj lu la dal moom mooy seet foog li la war a dal di la faj ni ma lay fajee boo moytu da lay rey. loolu moo indi sunu def erreur yi ñuy def ci ni ñuy éduquer xale yi parce que seetu nu leen di éduquer. tey jii bu ñu doon def conférence tey jii bu daayira doon def conférence ci éducation wu xale yi ne fii day daal di woo nit ci Sénégal wutal ko visa dagal ko paas mu ñëw koo xam ni du immigré. musula immigré amul doomu immigré. moom mu war laa ñëw wax la yow immigré bi nooy yare sa doom fii ci réew mi bu paree ñu naan diw moo bari xam-xam te xamuñu ni kii li mu leen wax moom c'est applicable à l'enfant ba ca Sénégal mais c'est pas applicable à l'enfant. dégg nga moo def benn résumé. on a l'impression que dañuy def d'abord la bonne chose mooy enracinement ba pare. doo def ouverture. mbir mi noonu la war a demee il faut d'abord s'enraciner ba pare. ba nga am benn identité soo paree nga tijjee ko à travers le monde. mais nag fu mu nekk platé benn point bu xaw a sensible. mais nag kii jàng war na am pédagogie boo xam ne. war na mën a laal foo xam ne foo la gars yi soxla. mais des fois aussi est-ce que kii nga yaakaar mën na jàngale aussi. waaw loolu tontu ko dina xaw a dina yomb lool. pourquoi parce que moi je pense que nit ki bu fekkee ne dafa jóg pour jàngale. li nga xam ne mooy éducation xale. soit mu jógee Sénégal wala mu jógee Amérique wala mu jógee fu mu munti nekk. yaakaar naa bu fekkee dafa bëgg a dugal li nga xam ne mooy diine l'islam ci xale bi wax ko li nga xam ne moom la siraatal mustaqima di laaj. aajowul muy jógee fee wala muy jógee fii ci sama consentement lay wax. maintenant sur l'éducation de l'enfant mooy li ma la waxoon ca njëlbeen rek du sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy jëlee Sénégal pour mu ñëw waar xale bi fii moom mooy éduquer xale bi déedéet kooku dafa ñëw pour expliquer li nga xam ne moom la diine si l'islam wax. valable na pour yaay ji valable na pour baay ji valable na pour xale bi fi nekk. mais éducation bi nga xam ne moom la xale bi war a am. du sëriñ bay jógee ci Sénégal wala Europe Afrique wala Asie moo koy jox ki nga koy jox mooy li ma la waxoon. ki nga xam ne moo jur doomam fii ci réew mi di yeewoo moom ci kër gi. di ndekkee moom ci kër gi. di añ ak moom ci kër gi di reer ak moom ci kër gi di tëdd ak moom ci kër gi. kooku moom mun a jox xale bi éducation. éducation nag bu ñu koy wax bon c'est pas parce que nit ki dafa war a nekk un intellectuel wala dafa war a jàng booy. jeexal téere yi pour mun a éduquer xale non éducation dafa am lu ñuy wax éducation de base mais éducation de base bi aussi balaa nga ko def ci xale bi il faut yow que tu sois éduqué yow da nga war a yaru yow sa bopp c'est-à-dire nit ki mooy li ma waxoon ci njëlbeen rek dañ ci dellusiwaat dama ne la buñ doon seet kii war a immigré du n'importe qui moo war a jóge réew dem ba réew 6000 kilomètres du caaxaan immigré bi jóge Sénégal di ñëw fii en Europe. dafa war a nekk koo xam ne kii dañ ko war a tàggat ko ci tumuranke tàggat ko ci boo demee naka ngay comporté ci ay nit ñoo xam ne bokku leen askan tàggat ko ci ñoo xam ne boo demee bokku leen li ngeen di wax kooku mooy ki nga xam ne war a def immigration bu loolu weesoo kooku bu ñëwee fii ba am fi ay doom éducation boobu bu ko jébbalee ay doom rek du am benn problème mais ki nga xam ne yaroowul Sénégal yaroowul fii kenn xamul culture am kenn xamul éducation am kenn xamul lanam ñëw fi am fi ay doom xamoo noo leen éduquer da ngay mujj obligé bàyyi leen tubaab bi mooy li Soda doon wax sax. kon daal violence daal mën daal éducation mooy daal source de violence quoi bu fekkee la personne. justement parce que nit ki bu fekkee ne xamatul repère am. xamatul fu mu jëm. xamatul mooy kan. xamatul li ko war mais li ko neex lay def li leen neex mooy gis nga ko. ñu ngi ci baar yi ñu ngi ci restaurant yi ñu ngi bënn seen nopp ñu ngi reyante. le rôle des associations en ce moment là est-ce que waroon nekk relais pour en cas ñu am facilité. voilà association yi nag boobu bu boobaa. dañ ci waxtaan lu xóot parce que association yi. dañoo bokkul maanaam ni ñuy doxalee. da ngay dégg association mais association yi benn bokk seen sa bopp. parce que man gis naa fi association am dañ ne association culturelle la. waaye xale yi bu ñu demee duñ fa jàngale lenn loo xam ne méngoo nag diine ci duñ leen jàngal dara. te bu fekkee dañ ne kii dañoo def association culturelle yaakaar naa xale bu ñëwee war nañ ko tàggat ci diineem tàggat ko ci ak julli tàggat ko ci ni muy comporté wu ci doomu aadama tàggat ko ci li nga xam ne moo war waaye man association yi ma fi gis maa ngi jégalu loolu ci mbir mi bu fekkee association tijaan yi la bu ñu ñëwee dañ leen jàngal ni ñuy jàngee du yuuxu di wëy bu dee association murid yi la bu ñu ñëwee xale ay xasida leen di jàngal loolu rafet na dañ koy rafetlu parce que xasida dafa war a njëkk ci xol dégg nga li waaraate yi dafa war a njëkk ci xol mais nit ki da nga ko war a éducation beneen boo xam ne méngoowul ak di ko wëyloo ak di ko feccloo te man ñu ci bëri loolu laa fi gis ay daayira laa fi gis yoo xam ne daayira boo fa dugaloon sa doom tey bu fa defee 10 ans bu retourné du changer du tax mu jàng alxuraan du tax mu am diine du tax mu am dara
boo ko woyloo dina wëy boo ko feccloo dina fecc man maa la wax loolu waaw. Soda démb ñu demoon benn bërëb boo xam ne gis la population sénégalaise génn en masse bi naqar bi amee kenn xaaru ñu woo la ku nekk dafa mel ni mbir mi sa mbiru bopp la ba lecture ngay def si la sensibilisation c'est-à-dire message bi ngay bëgg a véhiculer foofu lan la parce que dem naa sax ba dégg ñoo xam ne dañ ma ne man xaw ma papa ji xaw ma yaay ji waaye sénégalais laa damaa dégg xibaar bi rek ma ne xaar ma ñëw pour compatir donc foofu on a montré qu'il y a la maturité des sénégalais xëy na bu ñuy dénoncer la violence benn degré boo xam ne dafa tuuti la te pour man mënoo yaakaar ni comme ni nga doon wax s'il y a des personnes de bonne volonté yoo xam ne mën nañ jéem a xool où sont les brebis galeuses ñu fexe ba cerner leen rehausser un peu le niveau mais démb on a montré que la population sénégalaise am na benn maturité boo xam ne génn nañu en masse wane seen solidarité envers la famille. waa démb Brescia du ma wax Brescia gépp kese parce que ba Bergamo ko Cremona dëkk yi ju sori ba biir Milan am na ñu bari ñoo xamante ni ñëw na boo leen laajee kuy te nag ñun la xamuñu ko xamuñu alliance xamuñu laal la mais mbir mi moo metti kenn ku nekk natt ko ci yow sa bopp gis naa koo xamante ni daf ma woo ni ma dinaa ñëw bu mujj gi mënoo mënta ñëw mais boole naa la ak diw na la joxal sama jaxal nga joxal ma ko laal la mais xamul kan mooy laal xamul nga joxal ma ko teneen mais xamul teneen xamul alliance mais mbir mi moo metti te nag mënuma wax peut-être c'est une première mais man li ma fekk c'est une première sénégalais bu rey sénégalais jëlee ko ci peut-être ñaar ñu doon xeex xëy na mas na fi am wala yooyu mais violence boo xamante ni nii c'est gratuite benn jigéen boo xamante ni nii dafa génn di liggéey di daan dooleem nga ci jël alalam mu mujj fii pour man c'est une première ba pare léegi jamono ji moo toll foofu ndax internet yi lu xew tey ñëpp yëg ko ci yëgandoo bi la ndax ñëpp ko yëgandoo image information yi pratiquement léeg-léeg nga dégg lii léeg-léeg nga dégg léeg-léeg nga mais de toute façon déggandoo la bi nee dëj bi tamit boo gisee tamit nit ñëwee tamit ba tey facile ni dégg bi facile gaawee ni dégg bi yombee moo tax ñëpp déggandoo ko ku ne xam ni samedi la bis sàngam lay am heure sàngam lay commencer jeex heure sàngam ñu ñëw ñaanal ko daje. nit ñi ñëw dajeeloo sénégalais yi pratiquement fépp laa wax ci seen du nekk côté bi ñëpp ñëw de wane ni ñoo bokk naqar bi ñoo bokk doom ji vraiment metti na ñëpp te ñëpp nag la metti ku nu gisul ñëpp la metti. Cheikh est-ce que yaakaaroon ni daal mën nañu cerner la violence bu fekkee démb bi xibaar bi amee gis nañu la maturité de la population sénégalaise déjà pour véhiculer un message war na mun yomb bu fekkee pour sensibiliser ni que lii am na kaay la ñu tase ñëpp ñëw nañu et puis wane benn comportement bu normal message boobu naka daal lañ koy déchiffrer le fait que ñu génn en masse des fois ça ne pas connaître papa xale bi wala yaay xale bi wala xale bi xamoo ko mais yow comme sénégalais lambda yaa jóg ak foo mënta dëkk daw des kilomètres et des kilomètres ñëw pour compatir donc ça veut dire que la violence quelque part mën nañ ko cerner aussi bu fekkee am nañ volonté bi. jërëjëf mais El Hadj dama bëgg wax nga xam ni démb 80% ñi réagir ñëw waajur yi ñoo jóg waajur moo jóg xeetatunu ni alliance la wala taneng la kenn ku ne tu t'es senti concerné directement waajur bi xalaat ni ki def lii bu doon sama doom man nu muy def ak ki xalaat ni man bu nu ko defoon sama doom ji ma yor ci kër gi que serait ma réaction kenn ku nekk tu avais besoin d'une réponse te yaakaaroon na ni daje foofu am na lu muy wàññi ci temps parce que dafa dem un fait boo xam ne ni dafa déclenché dafa am benn déclic bu mu def ci nit ñi dafa mel ni rey nit ci immigration mi ngi soog a am dafa am tiitaange boo xamee ni kenn ku ci ne yaa ngi wut ku la ci dëfal démb boo dajee boo toogee ak nit ñi waxtaan ak ñoom quelquefois da ngay gis da ngeen di wax ba yàgg nga gis kanamu nit ki dafay bildi parce que xel mi dafay am lu day dal ci lan communauté bi
war nañ ci mën a protéger wu mais naka lañ ciy protéger wu situation bi mel nii nan lañ koy dawee ba dootul am ça c'est une question boo xam ni jusqu'à présent xawma ndax ñenn ñi ci màcc ñi am xam-xam ñu ngi ciy xalaat mais gisaguñu esquisse lu jëm ci solution bu demee noonu li xew démb man bi ma xoolee jeunes yi laa la wax ni nu fa dajaloo musuma gis un événement de la sorte oui. de la sorte jeunes yi dajaloo fa lu mel ni ñenn ñi c'est vrai dañu xam laal la benn xale wax na ma démb loo xam ni sama yaram dafa daw mu ne ma père mu ne ma malheureusement yéen ay parents ngeen xamu leen laal la ça peut beaucoup dire ah. ma ni ko pourquoi mu ne parce que dama dégg ci suba ba léegi ñiy wax ñëpp papa moo baax yaayam moo baax laal moo leen gën sama rangoñ di ba tuur je le jure sama yaram dafa daw ba sama rangoñ dafa tuur mënuma laal moo gën papaam moo gën yaayam ma ni ko mu ni mu ñun laal exemple la ci ñun am na yoo xamee ni quelquefois bu nu musaan daje sax bu ko nit bëggee def bu gisee laal daf koy bàyyi bi mu waxee lool moom man xam naa xam naa waajuram te baayam newul ci réew mi ndeyam moo immigré indi ko fi moom ak ay sëram mu màgge ci réew mi ci moom laa njëkk gis xale bu nekk ci réew mi am liggéey ñu ubbi la ko compte pour fay ko mu joxe numéro compte yaayam bu weeru dee yaayam mooy jël ci xaalis bi jox ko paas ni ko tu n'as pas besoin ay xaalis argent de poche parce que liggéey doo ngay def li nga soxla mi ngi ci kër gi bon ma dellu si li Soda doon wax am na nooy defee sa doom am na nooy taxawoo sa doom préparer ko ca njàlbéen bu ñëwee fii am benn comportement bi bon démb dafa doon loo xamee ni dafa war a am lu mu jur li muy jur mooy li mag ñi daje démb ak xale yi néew na muy am ci sunu ay ndaje war nañu mën a ci profiter xam ni xale yi dawunu daje bi dawunu confrontation intellectuelle bi dawunu débat intellectuel bi ba muy mbootaay bu mu ci mënti doon muy association de forme traditionnelle yi muy daayira yi war nañ ci mën a xalaat pour seet espace de synergie boobu créé woon démb te occasion bi ko créé yàlla na fi gëj ñu seet nu ñu koy exploiter ba créer un autre espace de synergie boo xamee ni dinañ ci mën a développer yenn concept d'éducation par rapport à notre culture par rapport à nos coutumes et par rapport à nos us et par rapport itam ak dëkk bii nga xam ne fi la ñuy dëkk ak ni ñu koy dëkkee parce que am na li ñuy wax naan à toute chose malheur est bon tubaab yi ñëw nañ fa démb bari nañ fa lool am na ci ñu posé wu ay question ci ni nit ñi taxawee ak ni nit ñi ñëwee ak ni nit ñi teewee parce que xamuñu ñun ci ban contexte la ñu daje et culturellement signification bi nga xam ne ni moom la loolu am ak enseignement yi mu war a mën a jox réew mi nga xam ne moo accueillir c'est amuñu occasion wu démontrer ko ci nit ñi bon dafay indiwaat le rôle des associations pour que tubaab bi dal ak ñun xam ak ñun parce que ñun buñ dee wax intégration defe naa am na sax ñu ko weesu parce que ki dem ba nga xamee ni fii la jur doom jooju màgg fii ba sëy fii ba am ay doom waratoo ko mën a wax loolu waaye doom yooyu ci juddu dafa am une forme d'intégration bu mu war a def dans sa propre dans la culture de ses parents parce que li ci ëpp sa propre culture la culture réelle mooy bi mu màggee mais il faut nga intégrer ko dans la culture de ses parents te démb xàmme nga xam ni bon Sénégal moo réagir xàmmewoo catholique bi xàmmewoo jullit bi ñëpp ci yam ci même contexte bi
quand j'ai parlé avec l'ancien maire de Lonato mu ni ma la communauté religieuse chrétienne dafa ñëw ma ni ko ñoom ñëpp ngi fii ci biir mu ni ma non mais xàmmeewuma leen man ko en parce que col gi mu ne am ko parce que ay sénégalais ñoo fi daje tey. c'est très important. Ndiaga dégg nga wax lu Cheikh wax. dégg naa lu wax. donc mën nañu gis ni ki la violence. mën nañ ko cerner bu ñu ko bëggee. parce que démb bi événement bi amee. bi xeexoo bi amee gis nañ naka la population sénégalaise ñëw en masse répondre. sans ne pas savoir kan mooy alliance kan mooy teneen mais dañaa ñëw répondre. est-ce que c'est la bonne organisation ñi yoroon kuréel bi organisation bi wala Sénégalais mu am maturité quand il a besoin aussi de s'exprimer mu wone ko si façon boo xam ne tamit dañ ko siy ràññee bu baax a baax. dëgg la El Hadj dëgg naa li nga wax mais ñaar yëpp la lépp ngi ci biir la première chose moom mooy nit ñi bëriwaay bi ñu fa bëri woon bokk ci ne nag ki nga xam ne moom mooy alliance. ñoom bëriwaay bi ñu fa bëri woon c'est-à-dire si on veut cerner la violence c'est-à-dire violence bu ñuy jooytu sànq ba léegi. donc quelque part mën nañ ko faj bu ñu ko bëggee si la volonté. parce que démb bu fekkee xew-xew bi am na pare. gars yi spontanément. la ñu génnee. ñëw toog. am nu ñu wane ça veut dire que quelque part aussi bu ñu amee volonté pour aussi xeex la violence. xëy na du ñu am 100%. mais nañu mën a liggéey baax a baax. maa ngi ñëw dégg naa li nga wax mais dafa am ñaari question yu ngeen boole. yoo xam ne moom la Cheikh répondre kii répondre ko benn bi moom mooy li waral mbooloo mi yëpp ak it muy deuxième question mooy question bi nga laaj li waral mbooloo mi laa la bëggoon expliquer ba pare. li ko waral moom mooy une bonne organisation comme ni nga ko waxee. parce que alliance dafa bokk ci association bu ñuy wax bokk jëf ci kaw la. ñooñu dañoo taxawaay boo xam ne mosuñ ko amul association bu ko musal taxawee fii ci dëkk bi. ñaareel ba mooy. association boobu ku ñuy wax moomoon boobu moo ko jiite les de Brescia yaa ngi dégg ñaareel ba moo di ne. yaa ngi def promotion ah. non waaw non. est-ce que noonu la demee est-ce que noonu la demee. dama bëgg a subaale c'est vrai. jëloon sa kanam c'est vrai dëgg la sama grand boobu. non dëgg la. parce que fu mu nekk nii moom déedéet. non c'est vrai bon ok je m'excuse alors léegi mbooloo bi li ngeen fa tax a gën a bëri mooy. bokk ci na ne tiitaange indi na leen. waaw. kooku Cheikh wax na ko léegi. ndax ay mbir mus na fi am mais bëreewuñ ñi ñu bëree. mais li am dafa nekk loo xam ne dafa étrange et puis c'est la première fois te ñi ci bëri dañuy yor ay doom yu góor ak doom yu jigéen yoo xam ne même âge dañu am ak lalla mi nga xam ne moom lañ faagaagal. te ñooñu seen xel génnoon na ci ne. lii mun na arrivé seen i doom wala mun na arrivé seen i mbokk. bokk na ci li tax mu bëri parce que man je suis de Brescia Fala gis naa nit ña fa daje. li leen fa dajale ñu ci bëri mais boo doon xaaj tey genn wàll gi yépp am nañu ay doom yoo xam ne dañoo méngoo ak lalla yi góor wala jigéen te ñooñu li leen fa indi mooy li Cheikh wax rek seet naka la ñuy def ak ban système la ñuy ut ba li nga xam ne moo dal lalla mii ñu éviter ko seen famille loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo fa taxoon nit ñi gën a bëri léegi nag damay répondre à ta question li nga xam ne moom la ñu war a def pour maanaam éviter genre obstacle yi demee nii waxoon naa ko ci njëlbeen nee naa leen nit ki bu fekkee ne dañ ko tàggatul maanaam ci ne kii jigéen la da nga ko war a yërëm parce que ñun ba jamono santee njaay ba léegi naa ko santale njaay bu la neexee amul ci kenn koo xam ne di nga nekk góor dajeeg jigéen di ko faagaagal ñun noonu lañ ñu yaree lañ ñu yaree ci ne jigéen bu ko góor fekkee ñu koy toroxal daf ko war a jug protéger kon buñ demee ba ëlbatiku góor di faagaagal jigéen ba yegg ci ne parce que gars yi n'ont pas bien compris la situation du meurtre de Lalla il faut ñu éclaircir ci tuuti rek jàll parce que loolu indi sax mais il faut ñu leeral ci tuuti parce que moom dafa nekk xale boo xam ne xale bu dëgg fit la ñeme dem liggéey daani dooleem li nga xam ne moom jumtuwaayam loolu muy computer moom la yore woon néegam bi mu ñëwee fekk ne nit ku koy bugg a jël di ko bugg a sàcc ci moom mu jóg jàppanteeg moom sa alal boo ko amee doon nangu kenn ko foqani si muy góor di jigéen ah tey suñ soxna si toog tey boo bëggoon jël yëpp maanaam mi tey di nga bëri moom di nga xeex ak moom da nga koy ëpp doole lool ko jàppante nañu moom pour nangu computer sàcc ko faagaagal nañ ko daan nañ ko doole rey nañ ko faat nañ ko waaye à part loolu amul leneen loo xam ne am na ci diggante meurtre boobu loolu bëggoon naa ko leeral askan wi ñu dégg ko amul njëriñma amul góor amul dara dañ doon sàcc daan na ko doole xoj na ko faatu na loolu lañ ci am ñun te loolu la yaay ji wax loolu la baay ji wax moo tax ma ne léegi dinaa dellu soit ci ne médias yi ak ñuy bind ñu jéem a seet naka la ñuy def ba tàggat seen xol yi aussi ba jéem a seet naka la ñuy def ba nit ki du am douleur ba pare nga yokkal ko douleur ça s'est passé comme ça léegi nag
comme ni ma la expliqué rek bu fekkee ne bëgg nañ daal situation bi bañati fi am nañ gestuwaat suñu doom yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen fi nga maam daan teg tànkam ñu teg fa seen tànk ñoo Europe taxut a nekk tubaab ñoo Europe ndaxut a nekk koo xam ne kii da ngay soppeeku te li ma la waxoon wax naa la ko nee naa leen xale yi ñu gis fii dañoo soppeeku nit bu fekkee ne dem na ba nga xam ne li muy def amul kenn koo xam ne sax man pour man sax man xale yi nekk Sénégal sax nekk ci ñemewuñu ko tane sax ñi nekk fii en Europe ñemewuñu ko duñu sax benn parce que fii da ngay gis xale boo xam ne li muy def fii ñemewu ko def ca gox ba mu dëkk kër gam dëkk sax ñemewu ko fa def parce que man je ne peux pas comprendre xale bu góor bu bënn ay ñaari noppam di taxawal ci mbedd yi ba bës set amul heure 4 heures du matin 5 heures du matin ñu ci mbedd yi taxawalu tatouage def seen yaram lu nekk xale yu jigéen yi wa zalika naka noonu kooku daal sëñ bi bu fekkee ne mun nañ seet famille naka la ñuy def ba waxtaan ci jéem a seet créer ay kuréel daayira yi baax na association yi baax na mais nañ créer ay mouvement yoo xam ne mouvement de rassemblement lay nekk yoo xam ne parents yi géniteurs yi ñooy daje di jéem a waxtaan seen biir di jéem a seet naka la ñuy def ak ban méthode la ñu war a am pour li ñu war a appliquer pour mun a tàggat seen i doom soit yu jigéen yi wala yu góor yi baax na nga yóbbu xale bi mu jàngi daara baax na ko nga jàngi ko mu dem jàngi ji waaye baax na aussi ngeen toog jàngal ko naka lay def ba mun a dund ci àddina bi parce que nit ki da ngay faatu bàyyi fi sa njaboot voilà. Soda bu fekkee dañu nekk réew nasaraan réew tubaab ñu bëgg a yar suñu doom yi si yaru maam yaru démb est-ce que dina yomb fii si réew bi ñu nekk nii parce que dama selon lépp li ma dégg dafa mel ni aussi il faut impérativement à ce que ñu jàngal suñu doom tamit langue bi c'est-à-dire nañ leen jàngal làkk boo xam ne bu ñu bëggee communiquer ñoom si biir mbooloo dina faciliter mbir mi donc ban nekk daal nga yaakaar ni ki dina mën nekk fii si Europe bi pour yar suñu doom yi pour ñu mën a éviter ces genres de violence bu fekkee dina mën a yomb. El Hadj di ma may tuuti ma dellu ginnaaw ci mbooloo ma daje woon démb ci dëj ba da nga ci jàngate ni bu nu bëggee mat faj nàngam mën naa nekk parce que sénégalais yépp génn na te loolu ñor na leen c'est pas pour xaste taxumaa jóg wala wax leneen mais damay bëgg a miin mbooloo ma lay xamal ni sénégalais yi léegi yii nitu événement lañu je pèse bien mes mots nitu événement lañu c'est-à-dire nanu daje sa bés sàngam nangam moo fa xew ñépp génn dara xew na ñépp génn waxoon naa ko ci Adji Gajaga yàlla na ko yàlla yërëm muy wax Alaaji Gajaga fii la gaañoo à Brescia ñu defal ko manifestation boo xamante ni mus fee am parce que biir caserne gendarmerie bu nekk fii biir prison fa la gaañoo am crise d'asthme tubaab bi ni day tappale ba mu gaañu fa ñu def ci manifestation ba Sénégal keroog manifestation bu toll noonu musuma ko gis biñ demee ba archivier dossier ba ñuy xeex pour ñu bañ a archivier pour ñu indiwaat ko pour mën ko juger keroog ban fa delloo tribunal matuñu 25 personnes kon damay wax ni nitu événement lañu lii xew démb nit ñi ñëw fi tey boo toogoon di woote ni dañoo bëgg a wax nangam boo gisee 20 personnes jàmbaar nga gis nga association yi ngay wax doxul association pour ba du ko doxal mbooloo ñooy doxal association tey jii boo wootee réunion association bu nit ñi ñëwee ci salle bi danga naan xanaa du association nangam bi may dégg lii mooy seeni nit ma ñëwaat ci li ma ne événement lañ man tey xëy na bisu naqar la am na yenn situation waruma ko citer mais 31 décembre donc ànd jëf gi bërki démb bi mu wootee fii 31 décembre bokk jëf ci Kaolack salle bi dafa fees ba nu teg ay table ci biti mën naa waat ni boo fekkee woon seen réunion boo xam ne dañ nga woote ni réunion pour association bi kese la fa nga xamante ni fa la ñuy jëli décision fa nga xamante ni fa la ñuy war a jàkkaarloog doomu aadama yi fa la ñu war a jàkkaarloog askan wi fa la ñu war a jëli ay solution boo fa demee ña fay ñëw da lay sax yéem ko moo loo tax bu màggal amee boo demee kër Sëñ Tuubaa ga parce que tamit damay wax ni ñuy lekk 3000 kilos de viande xoola dooyu doomu aadama ñan lañu te tey jii boo demee bu ñu wootee réunion
pour dox loolu nga xamante ni ñu ngi koy dox di ci wax pour jële fa loo xamante ni mën na jëriñ askan wi boo fa demee da ngay yéemu kon mooy Sénégalais yi pour ñu am yenn solution yi ça sera difficile keroog fii ba Firenze bi nu rayee suñu mbokk moomu c'était le 10 fa la ñu yendu bañ ca jógee lam ca jógee ku xam affaire ba fan la mujj bien vrai que tax na dañu organiser woon benn journée de la femme mu tombé fi ñoo jox lu ma juróom-ñaari association jigéen ñi tase jàppoon ko bis boobu dañ ko àcc ñun ñëpp àndandoo dem ba Firenze mais fi mu ne nii boo ma laajee dossier bi duma la ko wax. kon daal pare nga si daal. finition la bu ñu nee bëri daal ñëpp jógandoo. bëri la ñuy def bu ñu paree daal ñu fàtte. bu ñu paree daal di toog dañuy tëb tëbu gaynde dal dalu muus parce que lépp nag war nañ ko mën faj de parce que damay wax ne Sénégalais yi lu nekk ngi ci biir loo fi soxla am na ci biir mais duñ ko jariñoo parce que dañuy topp nit diw mi de war naa mën a yor nangam diw mi war naa yor nangam bis bu ñu jëlee jël diw teg ko loolu ca loxo am man mi ci doon dox di ci kaas wala rek maa ngi njëkk a jël sama téléphone di woo El Hadj ni ko El Hadj gis nga diw ni muy doxalee léegi donte demagul moom it keneen di ko woo ni ko yow ko dangaa war a def nangam ndax léegi yaay nangam bu dofee daal di dof indi problème man mi nga xamante ni maa ngi yor sama téléphone ci suuf comme ku xam Italie xam ni téléphone kenn fayatu ko pratiquement weer ngay fay lu mat 10 euros am numéro bu la neex nga woote ko illimité kenn ku ne di yàq sa morom kenn ku ne di waxal leneen sa morom au lieu que ñu jariñoo nit ki au lieu que ñu jariñoo association mais jariñoo wut ci leen événement day am nga ñëw fekk Soda Waar mu cay xaatari doxul lenn loo xamante ne peut-être loolu lu ko ñor complètement la xëy na ma ngay seet visibilité bi Soda Waar bi muy passé gis nga Soda Waar ni mu sonnee ci mbir mi gis nga Soda Waar na mu def ni gis nga Soda Waar na mu def la fii ak ñoo ngi def loolu Sénégal yi duñ def des ak doole. loolu dëgg la chef nous sommes presque à la fin de l'émission fu mu nekk nii la violence d'une manière générale c'est un sujet trop vaste boo xam ne mën na am ay suite ak ay suite maintenant lan daal nga yaakaar ni mën nañ ko baaxee la population sénégalaise ba beneen prochain numéro daal beneen contexte bu ñuy waxtaanee sur la violence d'une manière générale. waaw daal li ñu dal nii. c'est-à-dire Soda dafa am ci biir waxam lu mu wax loo xamee ni bu ñu ko jàngatee dañ ci mën a tirer conclusion yu ñuy dimbali pour que ëllëg ak si biir yenn ñu mën ko dox mu ni je suis entièrement d'accord avec elle que bu dara xewee ku ne teew bu dara xewee njiit yi day bari te man li ma doon xalaat daan naa ko wax sax bu mbir amatee ba ñëpp teew li ñuy wax parce que daf ni événement yi mu wax yëpp ba pare dañu fu mu mujj du ensuite daal. waaw mbir bu amee ba ñu di ko dox dafa am li ñuy wax un comité de suivi war nañ ko mën a taxawal maa pas teg ko ci ki nga xam ne événement bi carte de visite la ko bëgg a def ci ut visibilité wala déet bu ñu xoolee suñu biir par exemple war nañu xam ni kii kat mi ngi liggéey ci communication kii mi ngi dox ci nangam kii mi ngi dox ci nangam war nañu mën a dajale ñeenti nit ñi jël mbir mi ni leen doxal leen nu ci may nañ leen ba bis sàngam wala weer sàngam ngeen ñëw wax nu ci fu ngeen toll ak lu ngeen ci dox bu ko defee buñ ci toogee ba waxtaan ci dinañ mën a dem évaluation wu mbir ma fu mu mujj lan lañ ci dox ak fan lañ ci jëm loolu daf ñuy dimbali ci leen. est-ce que nekkul ñi ñuy jox responsabilité ñun ñoo xamul comment procéder sur ces genres de choses en ce moment-là. waaw bu fekkee boo xamul tamit mënoo tari. donc boo tari ça veut dire c'est-à-dire loolu itam dama ciy dellu si danaa ko faral di wax ñu bari ñu ma xam sax dinañ dégg ma di ko wax dafa am ñetti mbir yoo xam ni nit daf ko war a moytu nit dafa war a moytu xam-xam lu am lu ak mën-mën lu parce que bis bu nekk bis lu ci nekk bis lay nekk wala da nga yàqal mbooloo. te ñun sénégalais comme ni mu ko waxee sànq mën nañ la yéene lu nekk tant que jiitaluñ la. mën nañ la yéene lu nekk mën nañ la atte lu nekk mën nañ la tagg bu nekk waaye bis bu nu la jiitalee am na ci ñoo xamee ni loolu mooy seen mbañ ci mbooloo ñu jiital diw
dinañ ko sosal dinañ ko waxal wax ju ñaaw dinañ ko jéem a même woo ko di ko won seen jegewaay uniquement pour xamal ko la pour mën ko yàqal te loolu moom dafa bokk ci suñu jikko yi. beneen bi ma la ciy dolli dama ci benn parenthèse la sànq dama ko bëggoon wax dama la association bokk jëf ci Kaolack bi man mën naa leen témoigner ci lu bari ne du ma saalum de mais mën naa témoigner cette association ci jëfam yu bari te gis naa ni c'est une association boo xam ne ni am na ouverture boo xam ne beaucoup d'associations bu ñu ko amoon weesu na lu fi ñu toll ñoom rek lay gis ci association de région ñuy dem fu nu gëm ni compétence am na fa boo xam ne mën na leen a jariñ ci li ñuy dox seetu nu région bu mu dëkk seetu nu gox bu mu dëkk danañu dem seeti ko boole ko ci jàpp ci pour li nga xam ne ni projet bi nga xam ne moom la ñu amee en main pour mu jëm kanam donc kooku yamalewul yëfam ci ñun bu gàtt bi avec N majuscule mais daf ko yemale ci ñun bu yaatu bi mooy képp ku xam wala nga mën ci li ñuy def parce que ñoom yéene bi ñu am ca dëkk ba ñuy liggéeyal xeebuñu ci xam-xamu kenn. loolu moom ñuy remercier baax a baax. ça je les félicite sur ça ouverture boobu maa ngi leen ci sant bis bu nekk man ma wax leen ko bis bu ne ma seetal leen ko bu ma sañoon association yëpp au moins xool boobu boor. copier boobu modèle bokk jëf ci kaw la. donc violence bi nag. violence bi nag. bu fekkee dañu yaakaar ni war nañ ko mën a circonscrire ci ñetti ndaje wala ñaari ndaje dañuy nax sunu bopp. évaluation lay doon. nanu suñu forme ànd la ñu war di commencer di ko waxtaane waat di ko seet ñenn ñi nga xamee ni am na ci ñoo xamee ni dañ leen di attaquer ñu gis seen bopp toog parce que neexul nag nga yor njaboot ci dëkk bi bu nekk ci dëkk bi ay nit ñoo xamee ni jëfunu lenn loo xam ne pour communauté bi jëm kanam la mais visibilité leenu bëgg te defee ni yow boo jógee ñoom duñu amati visibilité ñu di leen wutati en général nit ki dafay ni man gisuma lu ma ko jaral parce que awma droit teg li sama njaboot mais nañu xam ni ki yàlla comme ni ma ko waxee sànq ki yàlla jox mu xam teg na ko nattu ndax xam-xam ñi nga bokkal ñoo ko moom ñi ngay dajeel ñoo ko moom ñoom nga ko war a jox sa njàng mën nga ko téyel sa bopp ndax yow lay dimbali na ñooñu nangoo def sacrifice sur eux-mêmes xam ni ku jiitu ñu ni la sa nangam li ba nga bis bu communauté bi amee ndam ñoom danañu am ndam te loolu suñu borom moo koy fayal boppam. waaw loolu moom mbégte la. oui oui. nous sommes presque à la thème de l'émission. justement tey ñu waxtaan benn sujet bu vaste. mooy la violence d'une manière générale. oui ñu sujet boo xam ne mënuñu ko jeexal si benn numéro rek. mais fu mu nekk yow daal naka nga yaakaar ni moom la ñu mën a conclure. looy baaxee pour la communauté sénégalaise. ban information nga ñu mën a bàyyi yoo xam ne. mën na nekk ay njàngat. pour la génération future bii ñëw ci fu mu nekk nii. lan nga leen ndénkaan fu mu nekk nii. voilà. léegi loolu sensibilisation justement loolu c'est très important li nga wax nii parce que amul tax parce que olof Njaay na ne génni golo gudd na waaye. fool daal fool laay mu yëg ko. donc ñun ay njaboot lañ fere te njaboot yi loo ci laal ñun dinañ ko yëg. kon ñun li ñuy war a def moom mooy def kéem kàttan. ba fexe ba nga xam ne ñooñu dara du leen laal ba di ñu laal. loolu nag bu ñu ko bëggee am mooy. ñun suñu bopp mooy li ma la expliqué woon rek. war nañ mun tàggat ñun suñu bopp. tàggat suñu bopp mooy lan xam nga nit. danañ ko bañ a yar sax mu dem ba màgg yar boppam. dem ba màgg xool réfléchir def prise de conscience xam ne moom mi kat am na lu ko manqué woon ci yar ba muy gone. mu def ko ci boppam. kon ñun parents yi. nañ jéem a def loolu ba pare. waaw seet naka la ñuy def ba dajee mottali wante defante ku ci nekk li mu manqué woon mu mottali ko moromam. bañ mët ba pare soo ko mën a éduquer xale yi pour violence bi mu wàññeeku ça c'est la première chose. léegi nag bon Cheikh bu ma ko aussi dama koy kontaan trop ci moom parce que man xam nga si Saloum Saloum te xam nga. mu laal ko ma laal waaw mu def sama promotion justement mu def sama promotion. ndax président dafa am benn. parce que gis naa ni ma kontaan c'est vrai dëgg la nag c'est un constat qu'on a fait. justement c'est un constat qu'on a fait et puis c'est pas la première fois aussi quoi parce que ñun dañoo nekk communauté boo xam ne vraiment région yëpp Sénégal am nañ joom am nañ fayda am nañ mais ñun suñu bopp dañoo nekk ay nit ñoo xam ne lii bañ ko commencé dafay yàgg te it association de solidarité la boo xam ne wax dëgg yàlla li ñuy war a def yëpp ak li ñu mën yëpp ñu ngi koy def. très bien
ñaan promotion bi du ma ko bañ a def parce que dañu am président boo xam ne ñun dañ ko fa muy Momar Mbow nekk fii Brescia yàgg fi trop vraiment teg association bi ci yoon boo seetee organisation bi fay lépp jiite association Brescia bi des années voilà justement jiite association bi kon ñun duñ def lu dul gërëm ko sant ko parce que expérience la waa Saloum moo ne fu mu nekk. voilà expérience la waa Saloum am duñ ci nag aussi xeeb kenn parce que démb it boo seetee fee suñu organisation bi ñu defee association bi jàpp na ci mais wax dëgg yàlla kilifa yi nga xam ne dëkk nañ Brescia muy association yeeg ak ñoom soxna yi fi nekk ak ñoom Soda waar rek ñi nekk si dëkk bi ñëpp amu ci kenn ku ci jàppul même yéen sax ñii gis naa leen fa ngeen jàpp ci seen li nga xam ne moo ngeen waroon jàpp kon ñun lu ñu war la lu leen voilà lu leen war la mais vraiment def ngeen ko mënoon ko bañ a def sax mais da ngeen ko def ba mu mët mënoon nañ ko def aussi te bi ngeen ko dafa xol bu rafet mais bu ma seetee ñoom Charles ni ñu ko defee ci xol bu rafet ak xol bu sell man dama kontaan quoi de vraiment man dama def lu dul kontaan ci affaire boobu mais daal vraiment bu fekkee ne bëgg nañ yar gone yi nañ tàggat ñun suñu bopp ba pare ku ci nekk défaut bi nga amoon nga jéem ko génne ci sa bopp jéem a seet na ngay def ba motal sa bopp parce que mag mooy yar boppam buñ paree yar gone yi Soda ñu ngi ni si cappaandoo émission bi ñu doon waxtaan la violence d'une manière générale yow en tant que yaay en tant que tamit kilifa géniteur lan daal ngay baax la communauté sénégalaise fu nekk nii sensibilisation la ñu nekk daal information yi. waaw ñu ngi ci sensibilisation bi. mais damay wax ni man dama tiit en tant que jaboot ndaxte léegi si da ngay dem ba mu yàgg nga ni est-ce que ñii ay sénégalais lañ. mel ni dafa am benn animosité bu leen dugg. benn xeet bu bees. wala da daan am duñ ko yëg ndaxte internet beeg léegi ni mu yombewul woon bu yëg parce que léegi yi ngay dégg dalay sax tiital. bërki démb ngay déglu rajo ñu ne dafa am benn waaye bu violé benn xale bu am ñetti at. 300. jàpp nañ benn xale boo xam ne dafa waaye boo xamante ni dafa jël xale bu am 2 ans xaw ma lan dugal ko ci biir benn kër bu yàqu benn bett ko fa ñaari nit bett ko fa mu mel anam boo xamante ni nii da doon bëgg àgg ci xale bi ñu ni doomi diw réer na xale bu am fukki at ak ñett réer na xale bu am fukki at ak juróom-ñaar réer na nga dem ba mu yàgg nga ni man est-ce que nii Sénégal la ñuy wax wala journalistes yi ñooy bëgg a jaay seen produit wala qu'est-ce qu'il y a bu yàggee nga di dégg man maa yaay diw ak diw man maa yaay diw mooy baayam keroog bis sàngam ba mu fi jógee def na ni keroog lañ ko gëj a gis may wax ban monde lan nekk nit ñi lan moo leen jaral di parce que suñ demee ba mu yàgg ñu ne sécurité amatul mais xale bu góor bi nga xamante ne dañ ko rey ki ko rey mooy boutiquier bi nu dendal xale bi bu amee ñaar dërëm moom ci moom lay jëndee tàngal bu amee juróomi dërëm ci moom lay dem kooku bu ko bëggee rek kooku kan moo ko mën a yiir ndeyam mënu ko yiir ci kooku baayam mënu ko mën a yiir ci kooku ñu wax ko mu ni baayam laay fayantool mooma tooñ baayam mooma tooñ kon ñun ñi nga xamante ni bu xale am problème nit bu amee problème bu xale amee problème ñun bu nu amee problème ci ñoom ñoo war a nekk suñu daw làqu ñoo ñuy faagaagal kon fan la ñu jëm ñun ñoo war a yërëm njaboot gi ñoo leen war a yéer rakk déggal mag yërëm rakk bu fekkee loolu amatul loolu nga xamante ni moom ñu daan jàngal mais fan la ñu jëm da ngay dem ba mu yàgg da ngay tiit parce que fii ba àddinay baax musoo gis ku ni faagaagal ci mbedd mi léegi bu lay faagaagal ñëpp dañu jël seen téléphone ba bërki démb Petersen ba muy commencé nag da ngay gis commencement ba nit ñi jël seen téléphone bu njëkk ba ñëppay daw wuti si woon wuti kopp lu waay yenu andi ñu jéem a fay lakk ga balaa continuer mais fi mu ne pour wut loo nettali bërki démboo jaay waa ji dee ci ci fleuve bi ci kii bi nu mu tëddi Venezia Gambien bi avant muy dee dañ koy filmer ba mu dee ñu jël image yi di ko seetaan ban monde la nu nekk di may sensibiliser nag mooy nanu dellu ci maam parce que dafa am loo xamante ne ni saa yu nu ko wàccee mooy suñu yoon suñu ko wàccee dañuy gis les conséquences nanu gën a jàppante ñun sénégalais bu nu bàyyi ba dara xew rek safaan xew ñun ñëpp ñu génn là ça devient trop tard nan gën a jegante nan gën a jàppante nanu ànd te yàlla tax nanu àndu nawle
parce que ñun ñëpp a sori danoo sori lool te ku sori wéet kon war nañu gën a jàppalante war nañu gën a yërmante war nañu gën a dimbalante parce que mun ngay yërmante di jàppalante kenn ku nekk nga jege nga jàppale ko kooku du sentir ni wéet na bu ko defee day am yoo xamante ne bu nekkee ci ñoom mën nga koo dindi mais nii ma ko gisee lii raam ci ñag mi la jëm parce que sunu doom yaa ngi ci mbedd yi doom yu jigéen ñi yu góor yi laa wax nag ñi ngi ci mbedd yi ñenn ñaa ngi taxawaat ñi ngi def lu leen neex am na ñoo xamante ni dañuy toog sa doom dem ñëw indi la dara doo lijjanti fu mu jëlee doo lijjanti fu mu xëy doo lijjanti bu muy goon sa doom xëy takk greffage buy jël 600 euros yor téléphone buy jël 1000 euros mu leer na ni yow salaire baayam ak bu ndayam buñ ko boole woon amul mun koo jënd nga ree ni diw mii moo bari problème moo lu muy lijjanti mais li muy lijjanti fan lañ koy lijjanti ndey yi nañu wax lan war a wax fan ko war a waxee bàyyi nañu wax fan war a waxee te dafa am éducation boo xamante ni dafa bokk ci ñun ban ko bàyyee nag ci lan réer mooy man xàmmewu moon sama papa ak papa yi sama xarit xàmmewu ma sama mag ak sama magu xarit li nga xamante ni ragal naa koo def bu sama mag tegee taxawee bu sama xaritu mag taxawee ci laa koy gën a ragal te léegi nag moo sànq ñëpp ñu ci gën a bari ñemewuñu laal doomu jàmbur ñemewu ko tudd man na je m'en fous man awma doomu jàmbur doom yëpp samay doom la daa am benn xale dama koy nettali keroog nit ñi ree dama ko fekk ci discothèque xale bi toog dend ak benn xale bu góor ma xam ko muy ku yaru ku réglé ma toog jàkkaarloog moom bu xale bi fenetal ba mu yàgg bu geesoo yemaat ci man ma jàkkaarloog moom di ko xool mu doon xool ba mu yàgg mu ne ma tànt ma ne mu ne ma xanaa yóbboo ni danga maa maye ma ne ko yóbbuma ko daal di déplacé wu dem toogi feneen ba mu yeewoo fajar yaay ji dafa ubbi buntam rek mu ubbi buntam ni ko yaay yaa ngi nii maye ma waxoo ma kenn ba tànn sooda damaa taseeg moom mu di ma bëgg a dóor ndax bis ba moom lañ ko tuddeewal kon loolu bi mu jeexee ci àddina la yu bari commencé am nanu bàyyi doom yi nekk doom yi ñëpp sa doom sa nawle bu taseeg moom ni ko gis naa mu def lii nañ ko lijjanti maa ngi jégalu ci guddal mais di masawuwaat tene di masawuwaat alliance di masawu surtout Ibou dama leen di wax ni Ibou victime la nan ko jege nan ko jàppale parce que victime la comme la parce que rak magam la topp ci moom ñu nekkoon ñoo xamante ni ñaar ñu am complicité dëgg la am complicité kon kooku li denc moom dafa rëy nan ko gën a jàppale ñoo ngi lay masawu di la encouragé nga gën a jege sa yaay gën a jege sa papa jàppale sa rakk di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom mi jiitu yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kaw Soda waa wax bi kàddu yu rafet na mbégte lañu amoon ci dalal yéen waxtaan bi may général sur la violence départ si benn cas le cas de Lalla muy suñu doom muy xale boo xam ne roykaay la si jeunesse yu ñu bëri soo dégloo démb kàddu gars yi wax yëpp ñun ñëpp yoo xam ne ko te miin nañ ko tamit wax yu rafet tasal lañ ko seede alliance moom mi jur xale bi ak teneen ñu lay ñaan yàlla defal leen may leen xolu muñ et puis fu mu nekk dafa gën a fi mu jógee mbégte lañu amoon lool dara leen grand cheikh kontaan nañ lool. waaw jërëjëf xam naa incha allah dinañ gën a approfondir yeneen. incha allah di sant di gërëm.